Baye assistance médicale nekk kuréel goo xam ne dañuy yëngu ci wàllum wér-gu-yaram te am relation lool ak pays Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu. Moustapha bala ñoo guddoo rek dañ bëggoon a xam rek Baye assistance kañ la sosu ak lan moo ay yëngatoom. barakatuhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. maa ngi nuyu ñi ñu seetaan ñëpp téléspectateur DTV di leen ndokkeel ci weeru gàmmu gi ñu nekk di commencé sama nuyoo di nuyu Mawlaayal Xalif Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass di ci toftal mboolem rakam di nuyu tamit al imamul akbar imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé ak mboolem rakam. donc di la gërëm bu baax Cheikh Baye ci invitation bi donc boo ma laajee ci Baye assistance médicale dinaa sawar pour tontu ci ndax Baye assistance médicale dafa nekk kuréel goo xam ne ni dañuy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram donc dimbalanteeg jaamu yàlla yi ci wàllu wér-gu-yaram gi nga xam ne nii ci la ñuy yëngu donc mu nekk kuréel goo xam ne nii ñi ngi ko sosoon 1998 suñu ay mag yoo xam ne nii dañu nekkoon université ci jamono jooju donc lu taxoon ñu sos ko mooy dañoo gisoon ne Medina Baye tumuranke woon na ci wàllu assistance sanitaire ci xew-xew diine yi nga xam ne dafiy am gisuñu woon benn docteur bu fi taxaw di dimbale population bi ak pèlerins yi nga xam ne dañu fi ñëw donc loolu moo taxoon suñu ay mag yi nga xam ne ni jamono jooju ñu ngi woon université ñu sosoon kuréel gii ni duppee ko Baye assistance médicale amoon ci ndigalu xalifa Cheikh El Hadj Abdoulaye Ibrahima Niass donc moo ñu ko ñaanaloon moo ñu ko waruloon di wax rek ñi ko sosoon tey ñoom ñëpp jugee nañ université bi yàgg ñoom ñëpp macha allah ay kilifa lañ ci wàllu santé bi tey ñi ay professeur lañ ñi ay chef de service lañ ku ci nekk rek kàngam nga ca fi nga xam ne yaa ngi fay yëngu donc mbir mi di dox tey ba yegsi ci ñun ñu jiite ko ànd ceeg équipe bu xarañ boo xam ne ñu ngi liggéey donc mission bi suñu mission principale mooy assurer la couverture médicale di gàmmu de Medina Baye maanaam taxaw pèlerins yi nga xam ne dañuy ñëw Medina di gàmmu si ñu def tout ba duñ am benn jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram bi nga xam ne nii loolu la ñu xam-xam boobu la ñu yàlla dénk donc bu mayee gàmmu Medina Baye suñu deuxième mission mooy taxawu pèlerins yi nga xam ne dañuy dem ci gàmmu Taïba Niassène bi nga xam ne mooy dëkk bi Maolana Cheikh Ibrahima Niass juddoo donc bu mooy ñaari dëkk yooyu noonu fépp foo xam ne nii nit ñi soxla nañ fa Baye assistance médicale ci gàttal fépp foo xam ne nit a nga fa ñu soxla ñu fa dañuy jël suñu moyen déplacé wu ngir dimbali jaamu yàlla yi ndax loolu moo ñu tax a jóg donc yemuñ Medina rek yemuñ Kaolack rek loolu moo ko sosoon mais yaatal na suñu bànqaas jëm ci mbooleem dëkk yu nekk Sénégal fépp foo xam ne nii am na koo xam ne loxo jotul digg ginnaawam ci wàllu wér-gu-yaram Baye assistance médicale dafay taxaw ngir dimbali ko ci wàllu wér-gu-yaram. macha allah am na solo Moustapha su fekkee dégg naa la yéen a ngi ko sos en 98 muy nekk année boo xamante ne ci ngeen sos Baye assistance médicale 1998 seen yëngu mooy assurer la couverture médicale ci lu mel ni événement yi gàmmu Taïba gàmmu Medina Baye Niass wala gàmmuwaat wala léeg-léeg ni ngeen ko yaatalee mu dem sax si yeneen dëkk wala yeneen population ngeen dimbale leen ci bëggoon naa xam su fekkee taxawaay boobu mooy seen taxawaay ci gàmmu gi ak waajal ko pour assurer couverture médicale bi fan la seen waajaay toll ci wàllu woowu. waaw jërëjëf oustaz donc comme niñ ko daan baaxoo di defee rek wax naa la léegi ci njëlbeen ne gàmmu Medina Baye mooy suñ première activité ndax amuñ lu gën a rëy gàmmu Medina Baye ci taare wax naa ko léegi moo sabab création Baye assistance médicale donc kon heure bu ñëwee rek dañ ci am taxawaay boo xam ne ni taxawaay bu mucc ayib buñ ci àndal donc ren nag mu tombeek li ñuy wax un contexte particulier mi contexte coronavirus maanaam pandémie Covid 19 moo tax Baye assistance médicale am ci taxawaay bu am solo fas yéene taxaw ci taxawaay boo xam ne mosu ko ci taxaw parce que nit ñi xamee woon mooy dañ daan agir ci wàllu volet curatif maanaam buñ ne suba la gàmmu ak jouru gàmmu ñiy jël assurer la prise en charge des urgences maanaam ñi nga xam ne ni dañoo feebar te mënuñoo xaar loolu la ñuy wax urgence donc ñooñu dañ leen di jël en charge beneen bi tamit mooy di def ay consultation de routine maanaam ki nga xam ne ni mi ngi jugee ci dëkk boo xam ne ni amul médecin donc occasion la moom gàmmu lay gis médecin à travers médecin Baye assistance médicale yi donc képp kuy ñëw ci ñooñu dañuy indaale ay jàngoro yoo xam ne sax denc nañ ko ñeenti juróom benn weer ba at da nga gis ku ñëw ne la daaw ci heure bii ngeen ma bind leen ordonnance bii nii ci fàttali donc loolu mooy consultation de routine loolu tamit dañ koy continuer dinañ def aussi lu ñuy wax don de sang bu ñu suba la gàmmu ndax gis nañ ne banque de sang yu nekk Kaolack fii nii bu nekk Kaolack
amul dara ci deret chaque jour ñu jot ay appel ay malades yoo xam ne ni dañoo soxla deret ñu war leen a transfuser donc loolu dafa nekk lu am solo loo xam ne ni ren mooy ñeenteelu édition bi Baye Assistance Médicale di ko amal bu ñu ne suba la gàmmu ren incha allah ñu fas yéene koo def ci Médina Baye donc di ci au population bi yëpp ñu ñëw maye ndax acte bu noble la day tax nga mën a sauver ay bakkan donc loolu moo doon suñu taxawaay ci gàmmu yi daan weesu mais ren nag comme ni ma la ko waxee woon mu tombé contexte Covid donc dañoo fas yéene en dehors du volet curatif bi nga xam ne dañ ko daan def ren incha allah nous voulons agir agir aussi sur le volet préventif maanaam wàllu fagaru ndax ku ne xam na ne feebar bi boo fagaroo jël say matukaay mën na laa bañ a dal donc volet préventif boobu ren lañ bëgg a yokk ci mbir mi. mu mel ni lu am solo la seen taxawaay année bu nekk buñ ne suba la gàmmu ak jour gàmmu gi wax nga wax boo xamante ne ni ndeysaan wax bu daw yaram nga ne am na ñoo xamante ne sax buñ gisee médecin fii lañ ñëw pour mu mën leen a consulter jox leen ay garab yàlla dafa leen tawfeex ñu doxee ci wér lu am solo la loolu mu nekk loo xamante ne waru tumuranke fu mel ni Sénégal buñ ko fi waxee mais ak loolu yëpp liggéey bu rëy boobu mooy fan ngeen koy jëlee. waaw jërëjëf Baye Assistance Médicale comme ni ñu koy faral di waxee dafa nekk association boo xam ne ni sur fonds propre lay liggéeyee donc lépp loo xam ne ni réalisé nañ ko mi ngi jóge ci ay cotisation suñuy membre ndax dañ ko répartir ñi nga xam ne ay professeur lañ nangam la ñu cotiser ñi nga xam ne ay spécialiste lañ nangam la ñu cotiser ñi nga xam ne ay médecin lañ nangam la ñu cotiser ñi nga xam ne ay pharmacien lañ nangam la ñu cotiser ak ñi nga xam ne étudiant lañ ñu ngi toll ci jàng nangam la ñu cotiser donc mu nekk association boo xam ne ni ñooñu ñoo ko seq ay professeur médecin pharmacien chirurgien dentiste infirmier sage-femme ak ay étudiants yoo xam ne ñu ngi toll ci jàng wax naa léegi ci sama njëlbeen ne ña nga créé yoon boobu ña nga woon université mais tey la majeure partie membres yi nekkuñ université ñu ngi ci structure di liggéey donc lépp loo xam ne ni réalisé nañ ko ci gàmmu gi fonds propre la maanaam ay cotisation la ndax Baye Assistance Médicale mooy jël en charge boppam donc mooy structure maanaam mooy seule structure boo xam ne ni ci pays bi dañoo organiser wu booloo ngir dimbale nit ñi ci li nga xam ne moom la ñuy yëngu je pense que war nañ jox exemple ñi nga xam ne ni par exemple ci finance la ñuy yëngu ñu dajaloo ñi nga xam ne ni ci bay la ñuy yëngu ñu dajaloo ñi nga xam ne ne wàllu yoon lañ jàng ñu dajaloo donc buñ ko defoon rek affaire yi dina gën a jëm ca kanam donc maa la wax léegi ne la fonds propre maa suñu cotisation moo ñuy indi fii nii donc dañuy loué ay bus yoo xam ne ni dañ koy jëlee Dakar pour suñu membre yu jógee Dakar ñëw fii nii donc bu ñëwee fii aussi dañuy ut benn site boo xam ne ni foofu la ñu loger suñu équipe ci fàttali ren on prévoit une équipe de 250 personnes ay agents de santé ñëpp ay agents de santé lañ fas yéene indi donc 250 personnes nga nekk ñoom 3 à 4 jours lu leen déplacé lu leen dundal loolu yaakaar naa ne ay millions la donc l'année dernière on avait dépensé 3 700 ci gàmmu gi ren incha allah fas yéene nañ dépensé lu ëpp loolu ndax suñu équipe dafa yokku donc loolu mooy yi nga xam ne Baye Assistance Médicale mi ngi koy am waaye nag duñ fàttee gërëm ñi nga xam ne ñooy Ansaarud-Din donc suñu partenaire lañ dañuy jàppale bépp activité bu ñu am mi gàmmu Médina mi gàmmu Taïba Niassène dañuy jàppale financièrement donc di leen gërëm à travers le président national mi Cheikh Mouhamed Ibrahima Niass ak mboolem ñu topp ci ginnaawam di gërëm tamit waa COMAF suñu partenaire lañ aussi ñoom la ñuy liggéeyal ci njiital commission santé mi docteur Ibrahima Diop ak président mi Cheikh Baye Mamadou Ibrahima Niass donc ñoo ñuy jàppale. jërëjëf am na solo trop mu mel ni ay cotisation moom ngeen utiliser pour mën a doxal seen programme wax nga it ne maanaam ñu bëri ay kilifa lañ yoo xam ne ñu ngi jàppalante ak yéen ci ay niveau yu uute wax nga itam li nga xamante ne mooy ñenn ci ay partenaires yu leen di jàppale ma gis ne partenaires yi nga tudd yëpp génnuñ fii muy Ansaarud-Din ñu mel ni COMAF te yëpp ci biir dëkk bi la ndax yéen ñu nekk ci Baye Assistance Médicale yéen ñëpp ay taalibe ngeen ndax am na yeneen partenaires yu dul ñu ngi ma tuddal nii comme yu mel ni état di leen jàppale wala yu mel noonu. waaw comme li ma wax léegi rek Baye Assistance Médicale amuñ beneen ndimbal bu jugee feneen donc ci côté financière laa la wax ne la bu gàmmu Médina jotee ak gàmmu Taïba bi nga xam ne mooy suñu activité bu gën a mag dinañ jot benn ndimbal benn enveloppe boo xam ne ni ci ñooñu lay jugee ci wàllu moyen waaye am nañ partenaire boo xam ne ni mi région médicale bu Kaolack ak district sanitaire bu Kaolack boobu ci côté médical la maanaam ñoom la ñu ànd ci liggéey bi ndax loolu ñoom seen mission la ñoom la waroon tey taxawu population bi ci wàllu wér-gu-yaram ndax Baye Assistance Médicale bu fi nekkutoon rôle district bi ak médecin chef yi ñu wut ay agent de santé yu ñu indi Médina Baye donc ñu taxawu population bi ndax état fépp fi ay nit dajale rek état moo war a yor seen sécurité moo war a yor seen santé donc buñ gisee Baye Assistance Médicale taxaw dafa nekk loo xam ne daf leen yombal liggéey bi moo tax ñooñu
ñooy suñu partenaire ci côté médical lépp lu ñuy def fii nii ci gàmm gi donc ñoom lañ ci àndal muy ñoo xam ne nii ñu ngi nuyu médecin chef de district mi docteur Niene Seck donc moom moo jiite district bu Kasnack di nuyu aussi médecin chef de région mi docteur Bari moom aussi vraiment ñu ngi ñuy jàppale ci wàllu médical donc loolu mooy ndimbali ci côté médical ak côté beneen côté bi ndimbal yi gën a jege daal gannaaw Ansaarud-Din ak COMAF bi nga xamante ne mi ngi liggéey ci ron Ansaarud-Din mooy région médicale ak district sanitaire bu Kaolack ndax seen liggéey boobaak léegi yéen a ngi ciy gis ay résultats lu ngeen am loo xamante ne dana leen encouragé ba tax ngeen di gën di fagaru ci liggéey bi waaw alhamdulilah liggéey bi moom liggéeyal bàyyi yaakaar naa amul rëccu ndax Maolana Cheikh Ibrahima Niass moo wax ne képp ku ko liggéeyal di nga jot sa càkkutéef donc boo xoolee wax naa la ko ci njëlbeen ne la ñaka sosoon tey ñoom ñëpp ñi ay professeur université lañ ñi ay chef de service lañ gisuma ci kenn ku dellu gannaaw gisuma ci kenn koo xam ne ni nekkoo njiit ca fa nga ne donc mu nekk loo xam ne ni ñu ngi ci gis ay résultats ci côté boobu noonu waaye tamit ci côté faj mi ak ci côté développement ñu ngi ko ciy gis ndax léeg-léeg nga gis par exemple gaa mu jot benn patient ñëw ne la man kat daaw dama tawatoon ñëw fi mais vraiment joxe ngeen ma ay garab yoo xam ne ba ma ko jëlee gis naa ci wér moo tax yoon bi ba ma ñëwee sama mbokk mi laa àndal pour ngeen fajal ma ko mi contrat de confiance boo xam ne ni dafa nekk ci diggante ñun ak ñi nga xam ne ñu leen faj donc gis nañ ci ay résultats yoo xam ne ni vraiment sont des résultats satisfaisants te daf ñuy encouragé ñu gën a jëm ca kanam donc loolu vraiment mi loo xam ne ni ñu ngi ci sant yàlla bu baax di wax tamit ne ñaan la goo xam ne suñu ay kilifa ñaanal nañu ko comme ni ma la ko waxoon ci njëlbeen ku ci mel ne Ala Abdoulaye la xalif jamono jooju noonu vraiment warlu woon nañu ñaanal nañu loolu nag képp ku ngeen faj yàlla na wér donc loolu moom ñu ngi ci gis ay résultats alhamdulilah. macha allah mu mel ni kon résultats yi bëri na ndax liggéey bi ci boppam rek yéen a ngi ciy gis avancement ci seen jëmmi bopp yéen waaye itam beneen bi mooy bi feeñ ci ñi ngeen xam ne ñoom ngeen di jëflanteet ñoo xamante ne ñi ngi am wér bay indi ñeneen ñoo xamante ne dañoo bëgg ñu faju te ñi ngi wér ñoom tamit mu mel ni loolu kuy liggéey ku ne boo gisee résultat da ngay gën a kontaan da ngay gën a sawar da ngay gën a am njàmbaar da ngay gën a am fit gis na li ngay def yaa ngi ciy am ay résultats yoo xamante ne ni yu baax la loolu mu mel ni kon luñ mën a laal teg loxo la ñu yëg it ak yeneen activités yoo xamante ne yéen a ngi koy def wax dëgg yàlla ci biir Sénégal ak ci biir Sénégal ci yeneen dëkk yoo xamante ne ni lam fa waroon niti état la war comme ni nga ko waxee waaye yéen a ngi ciy utu askan wi yëpp kenn ku nekk taxawaay bi nga xamante ni moom moo ko war ci wàllu woowu ñu ngi julli te xam naa ci kanam tuuti dañ jokkoo Cheikh Mamadou Amine Ibn Cheikh Ibrahima Niass ci mawlud bi ban message nga amoon booy lancé pour maanaam ñi nga xamante ne ñooy ànd ak ñun surtout gan yi ñëw ak ñiñ fiy fekk waaw jërëjëf oustaz donc message bi lan la ñi ñëw ak ñiñ fiy fekk waaw donc di lancer un appel à l'endroit de tous les pèlerins ndax comme que Medina Baye ñoo choisir na dañuy célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc xeex bi ñëpp ci war a jàpp ndax dañoo am ennemi boo xam ne nii mi coronavirus mooy ennemi boo xam ne gisuñ ko donc booy xeex loo xam ne gisoo ko nag da nga war a xam ni ngay taxawee pour mën a jàmmarloo ak moom donc ñu ngi lancer un appel képp kuy gàmm si ñu fonk takk masque yor gel donc liggéey boobu aussi ñun fas yéene nañ ko def fas yéene nañ jël les devant c'est-à-dire kër sëriñ si dalee ko ci kër xalifa bi ak kër mboolem doomi Baye dina fa yóbbu équipe médicale yoo xam ne ni ñooy dimbalante ñoom pour ñu sàmmwanteeg ndigalu kër docteur yi wàllu takk masque wàllu gel yi waaye tamit saytu wér-gi-yaramu kilifa googu noonu nga xam ne moom lañ fekkee donc loolu muy innovation boo xam ne Baye Sam médical ren fas yéene na koy indi yóbbu équipe médicale ci kër sëriñ yi nga xam ne ni ay nit dañ leen seet si donc ñu wan leen nan la ak naka lañ ñu doxalee pour gën leen a ñaax donc di ñaax talibé yi ñu gën a respecté mesures yooyu dinañ wax tamit ne képp koo xam ne ne amoo masque wala amoo gel jël nañ ci ay matukaay dinañ fexe ba doo dugg ci biir jumaa ji ak tente bi donc je pense que autorités yi ñoom jël nañ ci ay matuwaay mais police ak comité yi nga xam ne ñu ngi saytu loolu donc di ñaan yàlla képp ku war a ziyaare ji nga dugg takk sa masque wala ak nga yor sa gel pour nga bañ a mën a lawal feebar bi pour nga ensuite aussi ñu bañ a joxe loxo donc loolu daal mooy message bu ñu lancé beneen bi aussi mooy concernant dotation yu médicaments yi donc di lancer un appel pour ñu yokk ko ndax gis nañ ne dotation bi dafa tuuti daaw li ñu andi woon Medina Baye ñu 8 millions li ñu andi woon Kaolack di moins 8 millions de médicaments ren même stock lañ fi andiwaat malgré le contexte yaakaar naa war nañ ko yokk ndax ñu ngi ci contexte boo xam ne ni dañoo war a taxaw pour xeex ak mbas mi di ñaan yàlla buñ gàmmoo ba pare suñu objectif mooy buñ gàmmoo bu mu am ñaari semaine Medina Baye du nekk foyer boo xam ne nii ci moom lay coronavirus di jógee di yokkuwaat ci Sénégal donc loolu nag comme que ñun loolu lañ bëgg di ñaan yàlla état bi mu jàpp nañu ci yokku mooy xeex bi pour ñu mën a gën a xeex bi jërëjëf mu mel ni kon leer na naññi maanaam message bi ci prévention bi nga xamante ne war na ci ñëpp ak ni ñu war a taxawoo sàmmante ak takk masque yi
raxas loxo yi buñ génnee ba dugg ci kër yi wàññi saafante bi ba nit ñi moom fi ne mel na ni sax nuy wante moom dañ ko off ci mesure barrière yi waaw di laal gel comme ni nga ko waxee mais bëggoon nañ xam dispositif yi ngeen teg ci dëkk bi benn place rek ngeen nekk wala am ngeen ay lieux yu wute yu dul kër kilifa yi nga xamante ne tudd nga leen. waaw comme ni ma ko waxee woon ci commencement bi donc ren dispositif bi dañ ko gën a yokk dafa gën a am doole ndax waxoon naa la ci njëlbeen ne la fi ñu daan gën a agir mooy volet curatif maanaam faj mi rek ki nga xam ne feebar nañu faj ko ak wàllu don de sang bi mais ren dañ ci yokk loolu noonu maanaam taxaw ci kër sëriñ si taxaw ci jumaa ji taxaw ci xabru bi donc loolu mooy innovation bi léegi nag volet curatif bi ma rappelé ko maanaam faj mi daan def suñu ay ndaw dinañ nekk ci poste de santé de Medina Baye dinañ fa am équipe bu fa nekk boo xam ne ay médecins généralistes ñoo fay nekk ak ay spécialistes donc ay pédiatre dinañ ñëw ay chirurgien orthopédiste cardiologue donc néphrologue lépp lu spécialité médicale rek macha allah mi ngi ci Baye Sam médical ñoom ñëpp dinañ ñëw dinañ nekk aussi ci clinique Chifa mi clinique Imam Assane Cissé am nañu équipe bu fay nekk même équipe dentaire bi nga xam ne ni ñooy faj nit ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe bañ clinique Chifa lay nekk am nañ équipe bu war a nekk incha allah poste de santé Medina Mbaba am nañ beneen équipe bu war a nekk école arabe ak beneen équipe boo xam ne këru gan lay nekk donc loolu lépp ay site la yoo xam ne suñu ay ndaw dinañ fa nekk pour jàppalante ak askan wi ci wàllu wér-gu-yaram am nañ tamit beneen équipe bu ñuy wax équipe mobile boo xam ne day taxaw rek fépp foo xam ne woo nañ fa moom mooy dem intervenir ñaan ma ko yàlla bu soog amee wala bu dara amee bu ñu wootee rek équipe mobile boobu muy jug dem pour saytu ji loolu noonu am nañ beneen équipe yoo xam ne ay chirurgien lañ ak ay spécialistes yoo xam ne ñu ngi taxaw pour renforcer dispositif hôpital donc bés bu ñu soxlaa bu ñu amee jafe-jafe ñaanuñ ko yàlla wala mbir yi ëpp loxo bu ñu wootee équipe yu chirurgien yooyu noonu sol seen blouse dem hôpital ngir dimbale ñi nga xam ne ñooy liggéey foofu donc loolu mooy dispositif bi ren muy dispositif bu mag a mag bu am solo boo xam ne nii fas yéene nañ ko indil population bi ci gàmmu gi di ñaan yàlla mu may ñu gàmmu ak 0 cas de Covid inchallah donc 0 décès ak 0 accident yàlla mën na ko yàlla nañ ko yàlla defal. ndax ay jafe-jafe yu ngeen am nag ci lii yëpp comme am na ay poste de santé lu mel ni clinique bi lu mel ni poste Medina Mbaba yu mel noonu ngeen xam da ngeen fay détaché ay équipe yi fa nekk ndax am na ay jafe-jafe yu ñuy jànkuwante foofu wala ñu yaatal ngeen ci liggéey bi foofu. waaw jafe-jafe moom du ñàkk jafe-jafe moom liggéey boo gis jafe-jafe du ñàkk mais on travaille avec les moyens du bord donc tàggat nañu ci adapté wu donc bu ñëwee ci site bi ñu war a liggéey li ñu fa fekk ku ne xam na ne mën na bañ a demee noonu donc spécialiste bi pour consulter am na loo xam ne ni moom la soxla donc le minimum tey bu ko amee day consulter mais bu ko amul tamit day adapté wu avec les moyens du bord donc jafe-jafe moom du ñàkk mais district ak région médicale ñuy dimbali ci wàllu boobu noonu mais tamit si spécialistes yi dinañ indaale ay matériel donc ci fàttali daaw amoon nañ fi laboratoire boo xam ne nii Baye Sam médical moo ko sampoon pour couverture médicale bi donc ñu ngi ko defoon ci poste santé Medina Baye donc képp koo xam ne ni ñëw nga sa wér-gu-yaram laaj na ñu xool sa deret dañu lay prélever dem yóbbu ko ci laboratoire bi ren incha allah aussi ñu ngi fas yéene indi unité mobile de radiographie maanaam boo xam ne day def rajo ak échographie dinañ ko ci yokk donc daaw laboratoire kese loon ren dañuy yokk unité bu radiographie pour wax na rek mbir yi chaque année lépp lu ñu def dañuy fas yéene yokk ko donc loolu mooy li nga xam ne tey fas yéene nañ ko def jafe-jafe yi nag bari na mais ay taalibe Baay lañ donc liñ gis sur place loolu la ñuy liggéeyee donc di ñaax ñëpp population bi di ñaax ñi nga xam ne ñooy gàmmu si di ñaax taalibe yi ñu gën a sàmmanteeg digle yi pour ñu bañ a am benn jafe-jafe bu gàmmu gu passé. ndax am na yeneen place yu dul yoo xamante ne comme adresse yu leer yi nga joxe ni clinique bi poste santé Medina Baye clinique Chifa Al Asqam yu mel noonu nga xamante ne tudd nga ko feneen foo xamante ne installé wu ngeen fa fu dul poste de santé yi wala yu mel noonu. waaw li site yi ma leen limal léegi nii mooy site yi nga xam ne foofu lañ nekk. ku leen soxla foofu la leen fekk ku leen soxla foofu la ñu nekk. li ci yokk ren rek mooy site yi ñuy def ci kër Serigne si. donc loolu moo ci yokk mais li ma la limal nii mooy site yi nga xam ne fa la Baye Sam médical di nekk. donc boo xoolee dañoo wër dëkk bi penk sow bët Saalum bët ndeyjoor côté boo dem rek. am na équipe médicale bu nekk war ngeen ko nomba ni ko gars yi di waxee war ngeen ko nomba solo ni nga waxee ne incha allah loolu baax na trop am na solo yéen kàddu ngay tàggatoo ndax ñu ngi waaj jërëjëf di la gërëm ci invitation bi donc di gërëm ñi nga xam ne ñu seetaan di gërëm waa Baye Sam médical lu ko daggee ci kaw ba ki mujjee bokk donc di nuyu sama benn xarit bi ñu wax Cheikh Général ndax chaque jour mu woo ma ne ma docteur corona bi lu ngeen ci wax donc di leen wax ñu gën a sàmmwante ak digle yi di nuyu waa Aljana ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan yëpp di ñaan yàlla mu may ñu gàmmu ci jàmm duñ ci am benn tolof yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal ci barke Maolana Cheikh Ibrahim digle yi ban ak ban la encore digle yi mooy takk masque raxasoog gel bañ a joxante loxo
respecté distance yi maanaam ñu dàndante kon lu ñu mat un ngi mètre. jërëjëf ñu jokkaloog Cheikh Mamadou Amine ibnu Cheikh Ibrahima Niass kon ci mawlud bi di ñaan yàlla defal ko tawfiq defal ñu ko ñun ñëpp salaamaaleykum. له الغرق